bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu ta'ala an qutbil arifin imam as-siddiqin abul abbas ahmad tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqatil faizin amma ba'du qala ash-shaykh Umar al-Futi at-Turi al-Kadawi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi fil fasli الثامن من كتاب النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وإذا فهمت هذا فاعلم أن الناس ثلاث فرق إلى آخره. kon fi ñu waroon a tàmbalee tey ndax foofu lañ fa ñu tëje woon bii passé mooy nit ñi nga xamante ne dañuy sàkku xam-xam dafa am lu ñu ko war a sàkkoo mooy sàkku xam-xam bi jële ko ci alquraanul karim ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki noonu jël waxu borom xam yi rahmatullah alayhim léegi mu ne kon nag mu ne wa iza fahimta boo déggee hada li nga xam ne moom la ñu wax faalam na nga xam ne anna naasa naka nit ñi salaasa firaqin ñetti groupe lañ ñetti mbooloo lañ xoolal salaasa firaqin 2 points bi waaw après firaq la waroon a ne waaw ñoom ko ñoom seen erreur de frappe yi moom subhanallah dañoo bare bu ma al ula bu njëkk bi firqatun moom mooy mbooloo moo xam ne aqbalat dafa jublu ala dirasati ci di sàkku aqwal ci di jàng aqwalul ulama waxu borom xam-xam yi al fuqaha ñi nga xam ne borom yi xam-xamu fiqh lañ wa ma'rifati ak xàmmee al xilaafiyat yi nga xam ne ñoom lay yóbbu nga xam ne borom xam-xam yi wuutee nañ ci min ghayr fiqhin te jëlewuñ ko ci fiqh wala tafaqquhin du caageen maanaam sàkku xam-xam bu ñu mën a xóotalee seen ay wax maanaam fiqh dëgg-dëgg wa aradat ba pare ñoom ñu dummóoyu an ilmi wëllif xam-xamu alkitaabi téere bi wa sunnati ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bil kulliyati ci lépp maanaam ci gépp anam la ñu dummóoyu lool ka annaha maanaam groupe bu njëkk bi ñetti groupe lañ groupe bu njëkk bi ñoom dañoo jublu ci di jàng téere yi maanaam ci di jàng xam-xamu fiqh ak maanaam borom xam-xam yi seen wute yooyu mais sans ñu soucier wu ci li téere yàlla bi wax ci masala yi ak lu sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax ci masala yi mu ne ka annaha dafa mel ni sax gis nga nit ñooñu noonu groupe yooyu maa samee at déggul moo qawla Malik waxu imaamuna Malik radiyallahu yàlla na gërëm taala aji kawe ji anhu ci moom yàlla na ko yàlla gërëm lillazina ñeel ñi nga xamante ne yu xaatibu huma mi ngi doon waxtaan mi ngi wax lillazayni ñeel ñaar ñi nga xam ne yu xaatibuhuma mi ngi doon waxtaan ak ñoom ñaar nan is ahbabtuma ndéem sopp ngeen an yan faakuma ci ma bu jariñ ñeel allahu bur yàlla taala aji kawe ji bi hada shani ci bi la mbir te moom mooy xam-xam bi fa aqlilan minhu maanaam kon na ngeen kon néewal wata faq na ngeen ci jublu fa aqbalan minhu na ngeen ci jublu wata faqu xante ngeen sàkku xam-xam fii ci moom hatta annahum maanaam ci xam ngeen jaare ko ci alquran hatta mbete annahum nekk ñoom kat laa yatlubuna duñu sàkku min alqurani ci xam-xam illa rasmuhu ludul mbind ma wala min al xadis te sàkkuwuñ ci xam-xamu xadis tamit illa ismuhu ludul turam maanaam mooy ñoom mel ni dégguñu imam Malik rahimahullahu ta'ala wax gi nga xamante ne moom la loon doon wax ne su fekkente ne da ngeen a bëgg sàkku xam-xam maanaam xam-xam bi jariñ leen da ngeen ci sàkku lu tuuti maanaam ba pare ngeen dégg ko bu baax maanaam mooy lan mooy loo leen mën a xam ci fiqh loo leen ci mën a jàpp maanaam fa aqalilan minhu maanaam na ngeen néewal li ngeen di xam parce que xam-xam su fekkente ne da nga koo bëgg a jëlandoo lépp da lay réerandoo lépp comme ni ko imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala waxe kon maanaam li nga xam ne mooy li gën mooy booy sàkku xam-xam fiqh surtout maanaam masala yi même bu dee ñaar ñetti masala ñeenti masala la bu fekkente ne ñaar ñeenti masala la itam maanaam na nga ko xam na nga ko takk na nga ko jàpp na nga ko man façon manin gi nga xamante ne moom mooy manin gu wér gi amma su fekkente ne nag kon maanaam da ngaa bëgg nag masalan ci même jour bi nga jàngadoo ci téeméeri masala loolu moom même boo ko mokkalee tamit da lay réer loolu la wax maanaam mu ne ñooñu nag ay groupe boobu noonu dañuy mel noonu de telle sorte que maanaam duñu sàkku ci alquran lu dul maanaam alquran daal ñoom mbind mi rek
wala forme bi daal dañ koy lire di ko jàng di ci wàcce kaamil ak yu demee nekk noonu maanaam bu nit deewee ñu jàngal ko ak yooyu rek ñoom pour ñoom loolu maanaam ñoom daal alquran doyewuñ ko dara lu dul pour loolu waaye te xadis nag moom am maa xadisu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom tur wi rek lañ ci xam te waaw wala ñu ne am na hadis bu wax naa nga ba pare xamuñu njariñu xadis yi maanaam parce que lan duñ ko gëstu duñ ko jàng duñ ko xóotal amuñu ci benn ki ñooñu groupe boobu noonu mooy lay wax mu ne bal li fi nekk yunkiruuna dañuy diingat kullal inkaar gépp diingat ala man ci képp koo xamante ne yaru mu day sàkku minhuma ci alquran ak xadis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam si wa zalika ludul maanaam leneen ludul lii nga xam ne moom lañ wax ñoom daal alquran moom ku ciy jéem a xam leneen lu gën a xóot wala xadis dañ naan sax faf dañu naan firi alquran baaxul maanaam xadis tamit ñu ne la xadis moom sa waay wax yeneen bi la moom on peut pas le comprendre kenn mënu koo xam wala yu demee nekk noonu képp koo xam ne da nga ne nag damaa bëgg a gëstu alquran ba xam ko xam tafsir bi xam-xam bi ci ak yi ci aju ma gëstu ko mën ko téye ko tekk ko man ko jàpp ko ak xadis tamit ñoom kooku dañ koy commencer critiquer wayan su buunahu te dañ koy wayan su buunahu la te dañ koy askanale ilal ibtidaa ci ne moom nitu bidaa la wa yaraw na ne daal moom li mu fiy def daal lii mu def moom kenn mosu koo def wa yaraw na te dañuy gis ne gaayatul ilmi day xam-xam wala amale ak jëf maa hum mooy li nga xam maa mooy li nga xam ne hum ñoom fii ci loola lañ nekk waa alayhi te ci kaw loola la ñu ne ñoom pour ñoom xam-xam dëgg-dëgg xam-xam mooy rek nga ni ma mooy masala bi mi ngi nii lan la ci Laxdari wax wala lan la ci Risaala wax wala lu ci Xaliil wax benn leneen loo ma wax waxuma xam-xam boo nee ma alquran lii la wax ci masala bi wala xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rot na ci ñu ne la déedéet waxuma la loolu wax ma lu Laxdari wax loolu mooy genre nit ñooñu noonu lañ pour ñoom leneen loo leen wax waxoo leen dara wasaaniyatu ñaareelu kuréel gi mooy groupe boobu firqatum ñoom ak kuréel lañ goo xamante ne aradat dañoo du mooyu dafa du mooyu an kulli ma wëllif lépp loo xam ne dawwana maanaam taalif na ko bind na ko al ulama ubaram xam-xam yi fii kutubihim ci seen téere yi wa ankaruhu ci ñu koy diingat bil kulliyat ci gépp anam maanaam waa adduhu ba pare dañ koo limi bid'atun ne loolu bid'a la boo xam ne sayyi'atun bu ñaaw la pour ñoom daal li boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim bind ci seen téere yi loolu dafa desee baax ñoom daal dañoo war a looleen wax rek ñu ne la non nous on suit que le Coran et la Sunna point final ñoom genre nit yooyu lañ maanaam ñoom tamit lépp looleen wax alquran dañ naan la lan la ci aaya alquran wala hadis ñoom soo leen waxul loolu pour ñoom waxoo leen xam-xam maanaam li boroom xam-xam yi bind ci seen téere yi wax ko pour ñoom loolu jarul déglu matuta bàyyi xel soo koy wax sax yow da ngaa tardé ñoom genre nit yooyu lañ wala madxala deefu dugg maanaam deefu dugg waaye lahum ñe leen ala ilmihi ci attention waaw loolu la de waa adduhu ñoom tamit dañ koo jàppe bidaatun kon sayyi'atun sayyi'atun bu bon waqaalu te dañuy wax naan yarja'u day delloo al amru mbir mi ilaa maa kaana yurja'u dayef na delloo al amru mbir mi ilaa maa kaana jëme ci li nga xam ne ilaa maa jëme ci li nga xam ne kaana nekkoon na fii ahdi nabi ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laa yuftaa deeful ubbee nit ñi illaa ludul bil kitaabi ci téere yàlla bi maa annahum ànd ak ne ñoom laa ilma lahum ñoom amuñu benn xam-xam dëgg-dëgg wax dëgg yàlla amuñu xam-xam bil kitaabi ci téere yàlla bi nag wala madxalata te amul dugg waaye lahum ñeen leen ala ilmihi ci xam-xam yi aju ci téere yàlla bi illaa ludul bi maa ci li nga xamante ne nag araado namm nañu ibtaalahu yàq ko wayasuddu te ñu ub baabahu buntam jumlatan lépp maanaam ñoom tamit loolu mooy seen problème maanaam ñoom seen problème mooy alquran dañ naan ñoom daal alquran rek la ñuy sukkandikoo aywa qu'est-ce que le Coran a dit wala soo leen waxee yow doo boroom xam-xam wax dëgg yàlla yaaxee ta moo la doo boroom xam-xam nga ne ma est-ce que alquran wax na ko wala xadis la mais man bu ma xamul du ma bokkuma ci boroom xam-xam yi bu fekkente ne alquran waxul ci mbir mi wax ju leer gisuma ci xadis mais lu tax ba duma jël li boroom xam-xam yi wax lan moo tax waxu boroom xam-xam yi léegi kon voilà maanaam kon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu ne ñoom nit ñi da nga ciy gis koo xamante ne li boroom xam-xam yi wax ñoom duñ ko bàyyi xel ñoom daal dañ naan la mbir yi yëpp mooy li téere yàlla bi wax
wala li nga xam ne jamono yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi waxoon na ci sallallahu alayhi wasallam képp ku ma wax leneen loolu waxu caaxaan la duñ ko nangu duñ ko déglu duñ ko bàyyi xel parce que ñun ay nit lañ ñoom ñuy nit ñoom loolu la ñuy jàpp waaw léegi sax dañuy gis koo xamante ne xamul dara nga wax ko mu naan la loolu ndax alxuraan a ko wax wala borom xam-xam yee ko wax mais borom xam-xam yi lu ñuy wax fu ñu ko teg lu dul ci alxuraan ak sunna mu ne kon ñooñu te ba pare ànd ak li pire mooy ñoom xamuñu nu ñuy utiliser maanaam xamuñu sax xam-xam yi aju ci alxuraan xam-xam yi aju ci alxuraan ni muy bari ñoom xamuñu ci dara daanaka sunna yeneen ci sax xadis xam-xam yi wër-wër la autour bari nañ bari waaye wax mais ñoom xamuñ ci benn. te ñu ngi doon waxtaan am na benn cours bu ñu def incha allah ñu ngi doon waxtaan. waaw léegi nga bëgg ma utiliser nga ba pare nga bëgg ne doo bàyyi xel li borom xam-xam yi wax mu ne nag gis nga xon wax na la ñaata groupe. ñaar mu ne nag. fa haadihi gis nga groupe bi wallati ak groupe bi nga xamante ne kuréel gi nga xam ne qablaha moo ko jiitu awra a ñoom dañoo patti bët am yaa dañoo gumba wa kiltal firqatayni ñaari maanaam bëtu xol moo tax ñuy wax maanaam wa kiltal firqatayni ñaari benn wa kilta ñaar benn bu nekk ci al firqatayni ci ñaari kuréel yi innama li am ba des mooy turidu dafa namm at taxfiifa woyofal an nafsiha walif boppam watti baaxe ak topp baatala caaxaane zanne xaa njor tamit wa xaddasaha ba pare moom mu yàq maanaam mu nëbb dëgg maanaam mu topp rek ay caaxaan wala mu suufeel ko mu suufeel dëgg maanaam mu suufeel boppam wala bi li nga xamante ne nag xamalaxa walladi ak li nga xam ne xamalaxaa moo ko bëmax moo ko jañ ala dalika ci loolu yépp nag karahatal xaqi moom mooy bañ dëgg moo ko yóbbee ci moom ñuy gisee façon boobu parce que tamit loolu da nga leen di gis ñaari groupe yi yépp kenn ku ci nekk ci ñun ñi mos naa dox ba gis ak nit ñu mel noonu da ngay taseeg ñoo xamante ne ñoom loo leen wax lu bokkut ak nga ni leen diw nee na ñoom jàpp wuñ ko muy xam-xam foog nga ni leen sëriñ diw nee na nangam am ñoo xamante ne balaa ñoo jàpp ne li ngay wax xam-xam la mooy nga ni alquran nee na wala xadis bi nee na waxu keneen koo ci teg waxu leen dara. première catégorie moom bëri na suñu dëkk. waaw Sénégalais yi moom bëri na lool. voilà deuxième catégorie bi. bëri na France. voilà. bëri na France. waaw fi ñu nekk nii voilà ñoom borom ko xam yi déedéet boo nee alxuraan waxoo sunna ñoom pour ñoom voilà. voilà ah mais attention am na ay sénégalais mais nag souvent mooy ñi dul topp diine ci sénégalais yi dañuy faral di am idée boobu da nga leen di wax benn affaire ñu ne la est-ce que mu ci Coran bi la ne wala hadis la boo leen ñu ne wala borom xam yi ñoo ko interprété wala interprétation borom xam yi la bu dee interprétation borom xam yi nag ñun bàyyiwuñ ko xel parce que ñoom parfois ñoom dañuy dugal ci diine ji nangam. loolu parfois nga gis surtout waaw sénégalais yu xamul yu koy wax waaw ñoom ñaar ñëpp nag dañoo doyadal seen bopp dañoo tuutal seen bopp ba pare dañoo topp seen caaxaan ay njort yoo xam ne yëpp ay caaxaan lañ ba pare dañoo voilà te li leen yóbbee loolu moom mooy bañ dëgg parce que le minimum bi ma mën a xam mooy dëgg gi mi ngi ci téere yàlla bi ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ça c'est le minimum bi ma waroon a mën a xam le minimum bi ma mën a xam mooy man segam man du ma boroom xam-xam bu mën a dem ci téere yàlla bi sunna yeneen sallallahu alayhi wasallam ba pare comprendre ko nañ ko war a comprendre rek man yégguma foofu au moins kay xanaa ma dellu ci waxu boroom xam-xam yi après nuñ ma koy leeral wala loo xamante ne man gisuma wax ji ci alxuraan gisuma ko ci sunna te alxuraan bawul dara comme niñ ko waxee woon avant ci biir chapitre bi au début yàlla bawul dara ci téere bi lépp ngi ci sunna lépp ngi ci au moins kay ma laaj borom xam-xam yi waaw kon lan maanaam lii kon lan la ci yàlla wax ñoom ñu mën a dem ci alxuraan ak sunna boole kooku xam niñ ko dégg ak niñ ko jànge ak règle li ñu war a suivre pour mën cee génne àtte yàlla au minimum ba mu ne qaala wax na taala aji kawe ji muy buur yàlla nee na ci sóoratul mu'minuuna aaya 70 ak 71 aktharuhum li ëpp ci ñoom lil xaqi buñ ci wàllu dëgg moom kaarihuna dañ koo bañ maanaam kaarihuna dañoo bañ lil xaqi ñeel dëgg walaw waaye bu fekkonte ne ittaba dafa topp alxaqu dëgg ahum ñoom seen bànneexi la fasadat gin naa ni kon dana yàqu as-samaawaatu asamaani wal ardu ak suuf si
wa man fiihinna ak li nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen biir bu doon dëgg day topp rek li bànneexu nit ñi rek lay topp nu nit ñi gisee mbir mi rek dëgg jee nga dëgg ànd ak ñoom kon asamaan seeg suuf see yàqu ak li ci seen biir waaye nag yàlla moom déedéet dëggu yàlla day dem di nekk dëgg ak lu mënti xew mu ne wa saalisatu ñetteelu groupe bi nag ñetteelu kuréel gi allati mooy kuréel gi nga xam ne maaha mi ngi ànd ak moom nag alxaqu dëgg yàlla nañu yàlla boole ci ñi firqatun kuréel lañ goo xam ne tamassakat dañoo ngoy bil kitaabi ci téere yàlla bi wa sunnati ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa aqbalat ba pare mu jublu nag ala diwaani ci téere al millati ñi nga xam maanaam téere yoon wi fa xaqaqu ñu dëggal ñu xóotal maa fi diwaani ci li nga xamante ne moom moo nekk ci téere yi boroom xam-xam yi bind bi nuuri sunnati ci leeru sunna wal qur'aan ak al qur'aan la ñuy xóotale wérale dëggale seetje li nga xam ne mooy waxu borom xam-xam yi dañ koy seet à travers alquran ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa fassaroo bu ko defee ñu firi yaatal maa fi leeral maa fil kitaabi li nga xam ne moo nekk ci téere bi wa sunnate ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi daalika diiwaane ci téere yooyee nga xam ne moom la borom xam-xam yi bindoon rahmatullah alayhi ok li nekk ci téere ci alquran ak yooyu dañ koy dem jëli ji waxu borom xam-xam yi pour mën a leeral alquran dem jëli ji waxu borom xam pour mën a leeral sunna fa xasala bu ko defee mu amee lahum ñeel leen ilmal yaqin xam-xam bu wér bu leer certitude walam yaxsul te du am xayrahum ñeneen ñu dul ñii nag illaa lu dul ala taxmini ci ay naxeel ñeneen ñëpp ay naxeel ci naxeel la ñu nekk ay je pense que il paraît que je crois que loolu ci la ñu ne is ndax lan ilmul fiqh xam-xamu fiqh lii moom sama mbokk wolof yi war nañ ko xam insister ci kon mu ne xam-xamu fiqh bi duuni sunnati te àndut ak sunna wal kitaabi maanaam mooy xadiis yi wal kitaabi ak téere yàlla bi mu ne zulmatun ak lëndëm dongu la laa yahtadi du gindeeku fii haa ci moom li qasdi sawaabi ngir ku jublu ci dëgg ku bëgg a dëgg bu bëggee xam fiqh dëgg fokk muy utiliser téere yàlla bi ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kooku laa budda mënul ñàkk waaw loolu tax façon bi ñuy jàngee yenn téere yi moo tax façon boobu baaxul mooy ban façon yenn yi façon yenn façon yi ko ñu koy jàngee mais dafa law façon boobu mooy par exemple jël téere bi rek lire ko parce que loolu day tax nit ki day fermé wu du xam mooy da nga koy comme nii ñu jël par exemple benn Laxdari wala Risaala wala Xaliil wala yooyu liir goo xamante ne jàng ko jàng boo xamante ne yow xamuloo moom waxam yi mu wax fu mu tegu ci téere yàlla bi wala sunna bi xamoo dalil yi. Tu ne vas pas au fond des choses. Voilà. Voilà kooku moom kaset ñoo yam ki jàngee noonu moom ak kaset ñoo yam li kaset bi nettali rek lay déglu le kaset bi boo ko tegee ci rajo bi rek mu nettali bu doon waa ji daa juumoon kaset bi buy nettali de buy wax day nettali walla njuumte gi ah. wax bi mu wax fi la ko wax. Alxuraan li la ci wax. waaw ba pare moom ok mais ba pare moom bopp bi du leer comme par exemple bu Laxdari ne damay joxe exemple ah faraa'idul wudu'i sab'atun faratay njàpp juróom-ñaar la daal di wax am ni yéene daal di wax raxas xar kanam ghaslul wajhi daal di wax ghaslul yadayni ilal mirfaqayni raxas loxo ba ci conc yi daal di wax moo masxa ra'si masa bopp daal di wax ghaslul rijlayni ilal ka'bayni raxas ñaari tànk yi ba ci dojor yi daal di wax al fawru mooy gaaw mooy toxtal maanaam mooy gaaw bi le fait que voilà boo def balaa beneen bi di wow nga def beneen ak dalku wal fawru dalku mooy raggu bi voilà mu daal di tudd juróom-ñaar yooyu Laxdari loolu la wax yow boo ñëwee nga ni man Laxdari lii la wax nga ne ko waaw mais kenn ci benn waay ji moom danaan Laxdari de lii la wax
jarul ngay indi benn aaya wala benn xadis man li Laxdari wax rek laa gëm. ah waxu Laxdari dañ ko dëggal dañu dem wuti fan la jëlee. waaw wax teg ko nga wax loolu comme nit kuy wax loolu par exemple ah lu la man daal li Laxdari wax laa gëm bu ma fi wax leneen rahmahullahi taala kooku mooy benn façon bi keneen ki danaan la moom man li alquran wax rek la ay déglu ak li sunna wax alquran bi muy wax dafa ne yaa ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayni wa in kuntum junuban fattahuru ba aaya ba jeex mu ne alquran daf ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëgg soo leen jógee dem ci julli ji na ngeen raxas seen loxo yi na ngeen raxas seen xar kanam yi bopp après ngeen raxas seen loxo yi ba ci conc yi ngeen masaa seen bopp ak seen tànk yi ngeen raxas ko ba ci dojoor yi daan alxuraan loolu la wax mu ne waaw mu ne te gis nañ ni pour résumer hadith bi nga xam ne moom moo nekk ci sunan at-Tirmidhi ak bu al-Mustadrak al-Hakim rahmatullah alayhima Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon kaw kaw bi ne ko mooy hadith Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko tawadda kama amaraka Allah jàppul comme ni la ko yàlla digale daan koy teqantal ne raxasal sa xar kanam nga raxas sa loxo ba ci conc yi nga masaa sa bopp nga raxas sa tànk ba ci dojoor yi par exemple ki ne moom sunna rek lay gëm moom lee la lay wax mais problème bi mooy am na problème quand même boo xamante ne lijjantee guñ ko mooy yéene fan la Laxdari jële yéene xam nga Laxdari wax na lan wax na yi alxuraan bi tudd yëpp ne yooyu farata lañ mais yéene bi nag fan la ko jële voilà innamal a'malu binniyat xadis boobu di wax ne yi jëf yëpp ci yéene yi lay aju ak le fait que alxuraan bi ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla iza qumtum ila salaat boo leen jógee ci julli raxas leen seen xar kanam et cetera kon loolu moo lay wan ne soo jógee dem pour julli maanaam mooy am na intention bu la yëkkati pour nga dem defi ji loolu kon nag yéene boobu farata la léegi mu des la gaawaay bi mooy toftale mooy ni nga xam ne boo raxasee bi foog nga raxas bi ci des fan la ko Laxdari jële Laxdari mi ngi koy jële rahimahullah mu ngi koy jële ci le fait que alxuraan boole yooyu yëpp ne yooyu mooy jàpp maanaam lépp ñu tuddee loolu jàpp kon ce qui veut dire que ni il faut que mu nekk loo xamante ne lépp benn jaamu yàlla la ne boo leen waree jug julli il faut que ngeen def yii léegi mu des la raxas jonj gi mi ngi ko jëlee ci baatu ghusl faghsilu raxas leen parce que raxas du nekk lu dul ci jonj loolu mooy mazhab maliki parce que boo nee raxas il faut nga jonjaale point bi moom moo deloon dernier point bi kon tu vois quoi ragg bi voilà bi ñuy wax voilà parce que raxas bi pour mu effectif ragg bi foog mu am ci ñu ne kon loolu la Laxdari ne kon yii ñooy farata yi kon ce qui veut dire que yeneen xadiis yi ñëw di jàngale lan njàpp yenente bi sallallahu alayhi wasallam yépp lu ñu tuddul fii rek kon sunna la wala gëneel lu ñu tuddul fii sunna la wala gëneel mais loolu nan lañ koy xame parce que dafa am ay règles yu ñu établir yoo xam ne borom ko xam ne noonu lañ koy xàmmeewee mais yow boo nee par exemple du ma xam à travers parce que léegi tey man ma jàng ko ci Laxdari di ko appliquer ak ma dem jàngi ko à travers alquran bi ak sunna bi ba pare daal di xool lan la borom ko xam ne firee aaya yi wala xadiis yi ak lan lañ classifier affaire yi parce que bi ñu gisee ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu doon jàpp masalan dafa jàpp raxas loxo yi ñetti yoon gallax di ko sarax di ko fiiru ñetti yoon daal di raxas xar kanam gi ñetti yoon daal di raxas loxo yi ba ci conc yi ñetti yoon ndeyjoor bi la njëkkee doo ko def càmmoñ bi daal di masaa bopp bi dem dellu si rek benn yoon daal di masaa nopp bi benn yoon daal di raxas tànk bi ba ci dojoor yi ñetti yoon daal di wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin daal ni ku jàpp man tawadda'a nahwa wudu'i hadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi non summa salla rak'atayn lam yuhaddith fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
képp koo xam ne jàpp nga jàpp ku mel nii sama jàpp gi ba pare daal di julli ñaari rakka yoo xam ne waxtaanoo ci ak sa bopp yàlla dana la jéggal li nga mësoon def ci bàkkaar yépp bi ñu gisee loolu ci la ñuy xamee ne ba pare ñu gis aayéele ak xadis bi ma leen nettali sànq ci la ñuy xamee ni attention donc ndekete njàpp bi nii lañ koy defe mais du lépp mooy farata tout n'est pas obligatoire loolu tax borom xoxo wi segg bind daal ne waaw lii obligatoire lii farata la lii sunna la yi ngëneel la moo tax ñu def différenciation boobu parce que dañoo gis alquran ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom def différenciation boobu mais ku dul borom xam-xam nan ngay xamee ni différenciation bi nii la foo koy génnewe nan ngay xamee ni lii fii la ko jële lii fii la ko jële et cetera loolu tax il faut les moo loolu tax borom xam-xam jël seen wax am solo mais nga boole ko alquran parce que le fait que man tey ma xam ne alquran ndekete ak sunna ci la imam al-Akhdari rahimahullahu taala jëlee yii yëpp xam nga nan la may jariñ man premièrement dana ma jariñ ma xam ne ndekete man yenente bi laay topp sallallahu alayhi wasallam ak alquran laa topp ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam man topp ma al-Akhdari daf ma résumer affaire bi pour mu mën ko jàpp mokkal ko takk ko mu jariñ ma mais du moom laa topp alquran laa topp yenente bi sallallahu alayhi wasallam laa topp beneen bi mooy man bu may jëf-jëf ji damay gën a sentir ne li may jëf dama ko teg ci xam-xam bu leer bu tukkee ci yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mi yàlla yónni ci man imam al-Akhdari rahimahullah baax na nit ku sell la yàlla waaye yàlla yónni wu ko ci man effectivement yéen sama roykaay waaw kay lii mon exemple voilà et cetera ba pare day gën a tax ba ko mais su dul woon loolu kay alquran ak sunna kon ban njariñ lañ amati bu dul du ma ko jànge parce que looloo tax ñu wàcc et cetera donc tout ça yooyu daf may jariñ très important voilà ku nekk rek am nga sa njëriñ waaw kay dégg nga kon maanaam bu fekkente ne da nga jàng fiqh nag te tegoo ko ci alquran ak sunna xamal ni kon doo maanaam doo gindeeku lëndëm ci lëndëm nga ne ba tey kama kem li nga xam ne an na moo li nga xam ne maa daw woon a xoo li nga xam ne moom taalif na ko moom boroom xam-xam yi kanzun kooku wol boog maa duuna xoo lu dul loolu lu dul alxuraan ak sunna ci waxu boroom xam-xam yi kanzun ak maanaam mandaxe la ak trésor la boo xam ne laa yo taxu anhu deefu ko ubbee xalxal baab buntu bi tëju fa kullu raghibin képp koo xam ne xemmem nga maanaam képp koo xamante ne asib nga an wëllif ko aarun kooku maanaam mooy li boroom xam-xam yi bind képp koo xam ne daf koo sib daf koo wan ginnaaw aarun ku am ayib la ku ñu gàcceel la wala boog ku ñu ñàkk a may la mi na tawfiq ci dëppale maanaam yàlla da koo xañ nañ ko walla dëppale kooku boo amul tawfiq kon li boroom xam-xam yoo fokk nga ciy dellu au moment où ñoom ñoo xam yàlla waxam ji ana lan la ci jublu. Moussa Ba mën nañ ko firee privé de. waaw privé de waaw. imaginez tey borom xam-xam yi rahmatullah bu ñu deful woon loolu seen liggéey boobu noonu dajale ko avant ba takk ko. yaata la ñu ko expliquer ñu aaya bi lii lay teg aaya bi lii lay teg et cetera par exemple imaginer yéene bi ci aaya bi nan laa ko ci comprendre su doon borom xam-xam yi waxuñu ma ko expliquer wuñu ma ne ma le fait que yàlla ne la jugal dem boo jugee dem ci julli na nga raxas lii kon loolu moo lay war ne am na yéene bu la tax a jóg nan laay xamee ne yéene foofu yéene dafa génne imaginer comme ni jonj bi nan lay xamee ni xuslu ndax làkk bi moo ko wane ne foog mu amaale jonj bon loolu mooy mazhab maliki comme ni ma ko waxee yii may wax yëpp ci mazhab maliki la sinon yeneen mazhab yi duñ ko kii fii. kon léegi. waaw leeral benn affaire. waaw ci mazhabu maliki bu nekkee da nga jàpp te. jóg bombuwuloo. déedéet sa njàpp baaxul. mais Moustapha kon nit ko ubbi robinet. waaw ku nit ko ubbi robinet. waaw teg ci cër yi rek te ragu ko. waaw kooku am na jàpp amul jàpp. ci mazhab mal ci yeneen mazhab yi am na njàpp. am na jàpp waaw. ci mazhab maliki amul njàpp rek mais raguwul. waaw ci mazhab maliki amul njàpp ci yeneen mazhab yi am na njàpp.
mais il faut que ndox mi d'ailleurs sax am na ay maliki yoo xam ne rahmatullah alayhim dañ ne nit ki su duggee masalan ci biir piscine wala yu mel noonu ci géej ba yàgg fa yenn yàggaay yi ci raxas wala yéene mais nag di yëngal loxo bi parce que ci biir ndox mi yëngal loxo bi ci biir ndox mi yëngal bopp bi ci biir ndox mi yëngal et cetera di fekk loolu muy jublu ci raxas yooyu bu ca yàggee day am jàpp bu yàggee foofu comme par exemple bu doon sangu farata bu yàggee ci biir ndox ma nga xam ne ndox mi da koo englobé ba mu leer ne ndox mi laal na dëgg-dëgg der bi bu baax day am sangaay farata alors qu'en général ñoom dañ ne rek déedéet sangaay farata moom pour nga am ko il faut nga raggu. waaw mais nit ku yéene ne sangu farata dugg ci géej noonu ba sóobu ci ba génn kooku am na farata am na. waaw loolu nag ci mazhab Maliki amul sangaay farata déedéet ci mazhab Maliki il faut nga raggu. ñoom waa ci jumhur ak affaire ci jumhur la bokk wala Maliki yi ñoom dañoo am seen avis après ñeneen ñi am seen avis. waaw Maliki yi ñoom ñoo am seen avis ñi ci des am seen avis parce que ñoom ñëpp dañoo wuute ci baatu xaslu raxas lan lay tekki foofu dañu wuute. xaslu baat bi. waaw rek lan lay tekki est-ce que li muy tekki mooy foog mu amaale bomb wala du am bomb. wala est-ce que soobu ci rek doy na. waaw est-ce que mën naa raxas sama loxo tey jël sama loxo rek dugal ko ci biir kii bi yëngal ci biir siwo bi yëngal rek est-ce que boobaa raxas naa sama loxo. wala boog su ma jëlee sama il faut que ma jël beneen loxo bi bomb ko ci. waaw léegi loolu wuute la boo xam ne loolu moo leen indi dama la bëgg a wax ne la seen wuute looloo ko indi. d'accord voilà donc ci affaire bi. ci mot bi lan lay tekki. ci làkk arab. waaw ci loolu la ñu wuute jumhur li lañu wax Maliki li wax nii voilà. d'accord yow lan ngay toppee yow. xam naa ne daal li jumhur wax insha allah moo gën a dëgër. mais li Maliki wax moo gën a sàmm. moo gën a sàmm te am nañ fi ñu ko teg. waaw te moo gën a wóor. waaw. mais jumhur lu ñu wax. loolu laa la wax ne moo gën a dëgër insha allah. moo gën a dëgër. waaw ndax li la koy wan mooy li beneen xadis bi wax allahumma mooy li yenent bi sallallahu alayhi wasallam du'a istiftah li mu daan allahumma ba'id bayni wa bayna xataaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib allahumma ighsilni min xataaya allahumma naqqini min xataaya kama yanqqa thawbul abyadu min ad-danas allahumma ighsilni min xataaya bil ma'i was-salji wal barad ci fin bi allahumma ighsilni buur yàlla yow mi ci tur yu mag yi ma lay yëkkati ighsilni yàlla nga raxas ma min xataayaay ci sama bàkkaari bil ma'i ci ndox was salji ak wal barad mooy ak as-salju mooy kii neige yi al barad mooy grêle bi le fait que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne yàlla nga raxas ma ci sama bàkkaar ak ndox te xam nañ ni raxas boobu noonu du am jonju waaw non subhanallah non fuqaha yi gars yi mën fekk ñu mag lañ dañoo aay gars yi dañoo aay non wallahi dañoo aay parce que yii Moussa Ba il faut que vraiment nga réfléchir ci benn mot rek gars yi non ils sont forts non subhanallah waaw dañoo pointu quoi voilà c'est ils vont au fond des choses duñu jël chose bi noonu rek ils vont au fond des dañuy dugg ba ci biir dugg ci nekk génne ko wan la ko firil la ko wax la fan lañ ko teg masha Allah yàlla yàlla fay amiin gën ji fay dégg nga mu ne wa kullu mu'ridin képp koo xam ne aji du mooyu la anhu ci moom ci waxu boroom xam-xam yi dal la day sànku ani tahqiq wëllif xóotal masala yi ak wéral la nga xam ne moom moo ci nekk wa saaxibu nuuri boroom ak leer wa tawfiq ak dëppale laa yan xaji bu du yiiru anhu wëllif ko moom ma ak kitaabillahi ànd ak téere yàlla bi taala aji kaw ji sawabun ak njub wala yuxlaqu te deeful tëju an wëllif ko ma al ulama ànd ak boroom xam-xam yi billahi ci bur yàlla taala aji kaw ji maanaam kon li mu la bëgg a wax mooy imagine maanaam téere yàlla bi mooy leer ak sunna yi yenn saa sax mooy leer gi nga xam ne moom ngay ñiitee pour mën a ubbi buntu bi mais buntu bi tam dafa am caabi te caabi bi mooy boroom xam-xam yi parce que ñoom ñoo ko mën a leeral ñoo mën a leeral téere yàlla bi ak sunna bi loolu la lay wax nii maanaam kon ñoom ñaar ñëpp boroom leer gi il faut ki téere yàlla bi ki ko yor moom dafa yor leer kon moom day jël téere yàlla bi sunna yenn saa salam à travers loolu kon ci lay utee xam-xam à travers mais nag du ko jël moom ñoom kese
day bëgg borom xam-xam yi ana nan lañ ko leeral lan lañ ci gis lan lañ ci gis par exemple bi ñu joxe nii léegi nii ci raxas par exemple day wane ni mu amee solo li borom xam-xam yi ni ñuy tegtaloo ci téere bi ni ñuy tegtaloo ci sunna bi pour génne seen atte yi par exemple tu vois. voilà Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn question est-ce que amoon na grêle période am. waaw waaw daa mos a am d'accord non parce que li nga wax ni waaw mais man pour man voilà non peut-être. moo tax xataa subhaanallah xam nga loolu ñaan la. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko doon def bu doon julli bu kàbbaree moom la daan ñaan avant mu koy kii. mais xoolal subhaanallah loolu rek déjà am na ay masala laap yu ci génne yu bari bokk na ci masala bi ñu wax sànq mooy raxas ndax day am jooju obligatoirement waaw wala déet par exemple wala bokk na ci mooy ndekete ndox maanaam maanaam ndox masal day kii day laap dafay laap te day laabalaate te bëri na ay forme maanaam état voilà beneen bi mooy ndox bu nekkee solide mooy mu dem ba nekk grêle wala mu nekk bi ci des neige ndax mëneef na cee jàppoo waaw wala déet wala boog bu ma ci mënul jàppoo aussi ndax mën naa ko tiime et cetera yooyu yëpp masala yooyu yëpp foofu la génnee. mais neige dañ ci tiim wala dañ ci jàpp. waaw def na ci jàpp def na ci tiim bu dee boo ko laalee ci sa yaram mu toq loolu mëneef na cee jàppoo maanaam tey soo ko laalee ne dama koy raxas ak sama loxo. nga jël bomb ko ci nii sa loxo bi tooy après nga gis mu siit toq ñetti toq rek loolu mooy mën nga ci loolu mooy jàpp gi baax na. voilà loolu la nag comme bu seddee ba sedd nag léegi boobaa da nga ciy tiim voilà imaginez nga nekk ci digg géej gi mu sedd guy mais grêle bi nekk kii bi nekk fa neige ba comme ni mu nekk ci pôle yi boobaa da nga ciy tiim. waaw mu ngi dëkk di ci tiim boo nekkee foofu. waaw. parce que comme neige mën nga ci jàpp quoi. waaw mën nga ci jàpp mais bu la dee feebarloo par exemple imaginer koo xam ne bu ci jàppoo day feebar nag. wala feebaram day yokk wala mu yéex a wér et cetera da ciy tiim. mais condition mooy mu toog ñetti yoon. waaw. mais pour man nag man li ma jàpp mooy même bu nekkee dafa solide. sachant que ndox la boo ko defee nii sa yaram rek. déedéet. parce que tamit raxas il faut mu tooy raxas. waaw il faut mu sa yaram mën a tooy. waaw. voilà. dégg nga. mu ne moo tax nag kon ki nga xamante ne moom dafa yor téere yàlla bi ak waxu boroom xam-xam yi mu ne moom day buntu du tëju ci moom maanaam ki yor waxu boroom xam-xam yi buntu du tëju moom baabul buntu lay woon boo xam ne yanzuru day xool. bi nuuril kitaabi ci téere yi ci leeru téere bi ilal aqwaal jëm ci wax yi fa yufarriqu bu ko defee mu tàqale jismu sihhati yaram bi wér min jismil i'laal ci yaram bu feebar leeru téere yàlla bi alquran ak sunna lay niitee waxu boroom xam-xam yi boroom xam-xam yi wax nañ seeni wax mais day jël téere yàlla alquran ak sunna teg kan moo gën a dëgërale ay dalil parce que yàlla alxuraan la ko toppaloog sunna donc foofu lay xoolee mbir mi ba dama ginnaaw bi nga xamante ne saara wéy na tukki na ilaa baabil kitaab bi jëm ci téere yàlla buntu gaa moom téere yàlla bi la bi miftaaxi ci caabi jaa moom aqwaali wax la ulil albaabi borom xel yu ñaw ya mooy borom xam-xam yu sell yi fa yadxulu bu ko defee mu dugg ilaa ma wara il baabi la ca gannaaw buntu ba wa yanzuru bu ko defee mu xool ilaa ma xalfal baabu la ca gannaaw buntu ba min ajaabi ci li yéeme ci amrul ajaabi ci mbir yi gën jaa yéeme wa garaa'ibi ak kéemtaan yaa tumranke lu baabi ci xelum li baabil albaabi maanaam ci xelu boroom xam-xam ya maanaam ca xelu boroom xam-xam ya fa yaxudu bu ko defee mu daal di jël maa yag fii la koy doy loolu la léegi su ko defee mu ubbi téere borom waxu boroom xam-xam yi
day jël téere yàlla bi ñuy xool waxu borom xam-xam yi léegi la ca gannaaw da ngay gis nag day am buntu bu ubbeeku ci moom moo tax nga gis boo téere alxuraan bi wala xaris bi lii la wax nga gis li ci borom xam-xam yi wax firee ko rek da ngay gis am mel ni dafa am leer goo niitee benn buntu ba tijjeeku léegi la ca gannaaw nag ci ay kéemtaan ay mbir yu tumranke ay yu ca nekk ay xéewal ay mbir yu réer yi xam-xam bu leer bu fa ne yàlla nag dala koy daal di wan mu leer nañ ci yow ci say bët. parce que procédure bi tax. voilà nga war a jot ci affaire bi da nga ci jaar. da nga cee jaar da nga topp yoon bi daal. waaw kay. d'accord bu ko defee nag nga daal di mën a jël lu lay doy sëkk nag waaw. waaw wayan sud bu ko defee mu daal di saddu woy bi mel ma fii ci lu fees dell ci li nga xam ne moom moo ci nekk mu ne lay lii bi wajhika mushriqun wa zalaamuhu fi nnaasi saari fannaasu fi sadafi zalaami wa nahnu fi dawi nahaari mu ne lay lii sama guddi bi wajhika ci sa xar kanam gi mushriqun ma ngay melax feeñ na maanaam aji fenk la wa zalaamuhu te lëndëmam nag fi naasi ci biir nit ñi saari ma nga aji daw la waaw maanaam sa lisaanu xaal loolu lay wax ne maanaam ñun man li ma nekk ci guddi sama jamono li muy lëndëm am naa leer bu may niital maa ngi gis guddi gi mi ngi leer nañ nit ñi ñoom fan naasu nit ñi fii sadafi zalaam ñu ngi ci kukkuk lëndëm bu këriis waa kay këriis wanax du te ñun fii daw in nahaari ñu ngi ci leer bëccëg nan ngay ne xol yow yaa ngi ci bëccëg ndax tàmm ñoom nit ñi nga bokkal jamono ñi ngi ci lëndëm guddi gu lëndëm kukk këris guddi gu lëndëm këris li ko waral nag mooy yow dangaa jaar ci procédure bi tax sa lépp leer wala waajaay lëndëk lëndëm ba ñu booloo yaa fa doon sama leer ah waaw law laa si rajo kay yaa bay kon ma ndër meeloo siraajul moom mooy lampe bi. loolu xóot la. ok siraajul moom. non siraaj déedéet siraaj arab la. siraaj mooy leer lampe voilà. ni ko lënd ak lëndëm xam nga lënd. xam nga luy lënd. waaw toile d'araignée. xam naa lënd. voilà lënd ak lëndëm. ok voilà lënd ak lëndëm. ba ñu booloo yaa fa doon sama leer. moom boobu sëñ Babacar la doon wax radiyallahu anhu moo ko wan leer bi. kan moo ko wax ki ko way nag xaw ma ko mais ci taalibeem yi la bokkoon ko lënd ak lëndëm ba ñu booloo yaa fa doon sama leer law laa siraajuka budul woon sa lampe bu tàkk bi leer bi maanaam mooy xam-xamam bu rëy bi rek ak wilaayam bu kawe bi yaa mbay maanaam mbay mooy turam ci wolof kon ma ndërmeelu maanaam kon ci biir lëndëm googu dinaa fakkastalu daanu bëkk fii lii. waaw ndërmeelu moom. voilà ba daanu ba waaw ba ndërmeelu waaw kay. amin ok moo tax ànd ak xam nga loolu tax ànd ak borom xam baax parce que moom dalay wan tout le temps mbir yi mu leer ci say bët tout le temps dala koy wan maanaam dalay wax xam-xam bu leer boo xam ne yow affaire yi day leer ci sa bopp clair loo xamante ne normalement daa waroon a la dem mu leer yow ci sa bopp ni mel ne lu naturel loolu la mu ne wal xaasul li mën a tënk mbir mi daal an na mooy ne lii mbir te mooy man faatawoo képp koo xam ne faat na ko ahadul ilmayni benn ci ñaari xam-xam yii te mooy lan xam-xam alquran ak sunna benn ñaareel bi mooy waxu borom xam-xam yi nga di ko takk tamit téye ko ñaar yi faatawoo dana ko faat ak saani ñaareel ba benn ci moom rek bu la ci benn faatee ba ca des da lay faat aw wala boog mu'zamahu bu la lépp faatu li la ci ëpp dana la faat la ca am solo wa man képp koo xamante ne nag lam yu xaqiq xóotalul téyewul wéralul ulumal fiqhi boo xam-xamu fiqhi bil kitaab bi ci téere yàlla bi jaare ko ci téere yàlla bi wa sunnati ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxsul lahu du amee ci moom taxqiquha ak xóotal fiq ak xam ko jàpp ko teg ko mën ko leeral abadan ba faw parce que kooku xam nga lu tax du ko mën c'est parce que dadul am moyen outil yi muy mën a am pour mën bu wax ju bees ñëwee. tout l'enjeu est là.
waaw événement bu bees su ñëwee lu mu musul gis ci téere yi nan lay def ba génni àtte bi ba xam ne lii laa war a def comme que ñu laajoon bourse mu ne bourse jàngewu ko ci daara ja waxuñu ko woon bourse moom daara ji jànguñu ko ci woon. léegi da ngay réfléchir rek def analogie. waaw mais problème bi mooy li tax li tax muy soxla ne daara ja jàngewuñu ko ci woon mooy dafa xamul ne bourse du dara lu dul ay affaires yoo xam ne moom lañ boole woon yu existé woon depuis Mathusalem ba léegi ni mais forme bi mu wute bi forme bi wuutee mu wuuteeg la mu jàngoon ca daara ja loolu moo indi mënatul xàmmee mënatul def lien bi effectivement parce que ni mu jànge la mooy moom mu tuuni la doon jàng téere yi maanaam day jàng texte waxu borom ko xam noonu sans mu xam fan lañ doon teg seen wax ci alxuraan ak sunna loolu moo ko indi kon ko xam dëgg-dëgg balaa moo wóor il faut remonter aux sources du savoir. voilà foog nga xam wax ji fa la tegu foog nga xam dalil yi. waaw kay. d'accord mais ak cheminement bi nga ne di topp ci rek ba moo ko téere bi ne. voilà jàng naa Laxdari déedéet bala moo wóor foog mu mën mel noonu. kon nit ki Moussa ak Fall mu jàng Laxdari yi rek gën a dëgër koo xam ne ni dafa jàng Laxdari yi jàng Asmaï waaw jàng Risaala jàng moo xam ne jeex jàng waaw alors que moom Laxdari rek la jàng Laxdari lu mu ci jëlee du jeex alors que ñu jàng nañ fii yëpp te fekk dëgëruñ waaw du jeex moom la lay wax ni loolu la bëgg a comprendre loo boobu léegi subhanallah bu ko defee mu ne kooku noonu fa aasha day daal di dund sakraana nekk aji màndi xayraana nekk ku ëlëmu xel mi doot fi nekk te day gëlëm ah nii rek boo defee fii waaw wamaata bu boobaa day génn àdduna xayraana daal di ëlëmu sakraana màndi wa ila hada al maana te ci bile maana asharna moom lañ doon junj bi xawlinaa ci wax dañ doon wax moom Cheikh Omar radiyallahu anhu dafa am benn way bu mu bind di ay bayit yu mu doon wax ci lii mu ne daf ne innal huda fi zikri wa sunnati faqat wa mahtada al mu'ridu an hadayni qad ma dawwana al a'immatu al a'lamu tafsiru hadayni bihi yuramu wa minhuma tahqiqu idha ibramu wa man xalaa an waxidin yulaamu wa jaami al kulli huwa al imaamu fii ay asrin kaana wassalaamu mu ne innal huda lieu boor mooy njub fi zikri mi ngi ci téere yàlla bi nga xam ne mooy zikr tuur téere yàlla mooy maanaam mooy zikr alquran la mu ne kon innal huda naka njub fi zikri mi ngi ci téere yàlla bi nga xam ne mooy alquran bi nga xam ne mooy fàttali nit ñi di leen ba pare nekk seenu teranga wa sunnati te ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam faqat kese nag foofu la njub ne wamaana wa gindeeku wama tada gindeekuwul al mu'arrid aji du mooyu ji an haadayni wëllif alquran ak sunna xatt benn yoon mukk képp ku won ginnaaw alquran ak sunna doo gindeeku maa lépp loo xam ne nag dawana te taalif na ko te dajale na ko al a'immatu njiite al a'lamu ñi nga xam ne ñooy aji ràññeeku ña tafsiru dañuy firi haadayni ñaar yii mooy alquran ak sunna bihi te ci loolu dong nag yuraamu loolu lañ ci jublu maanaam tafsiru haadayni firig ñaar yii muy alquran ak sunna yuraamu moom lañu nama bihi ci bind nga téere yi borom ko xamay bind xamal benn affaire mbooleem lu yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax wala mu def ko day firi alquran kese loolu la ci jublu mbooleem lu borom xam-xam yi wax pour firi alquran ak sunna la point final pour leeral ko la wa minhuma moo tax ci ñoom ñaar ñii nag tahqiqun moom lay wérale za ibrahima boroom xel mu ñaw ma boroom xam-xam bu wér ba waman xalaa képp koo xamante ne maanaam xalaa dafa set an waaxidin wëllif benn ci ñaar yi mooy xam alquran ak sunna ba pare xam li nga xamante ne moom mooy waxu boroom xam-xam yi li ñu bind ci seen téere yi yulaamu def na ko ŋàññ képp koo xamante ne benn ci ñaar yi amu ko def na ko ŋàññ waaye wa jaami al kulli aji dee jële lépp nag huwal imaamu jàppal li kooku moo daj yelloo ñu tuddee ko al imam kookoy al imam fii ayin asrin ci jamono ju mu mën a
goo xamante ne kaana nekk na ko loolu muy dëgg wasalaamu mooy wasalaam fi la wax jeyam balaa ñuy mën a tuddee nit imam mooy mu mën a xam alquran ak sunna wax yi fan la ne ba pare mu mën a jël wax yooyu delloo ko ci wax jël waxu borom xam-xam bi delloowaat ko ci alquran ak sunna mën a teg xam wax ju nekk mu mën ko xam ni dalil bii lii mooy dalilam et cetera ak yu demee ni ko noonu bu mënee loolu dajale waxu borom xam-xam yi ak alquran ak sunna di jël alquran ak sunna di ko firé waxu borom xam-xam yi kookoy imam ak jamono ju mën a dund moom imam c'est pas important kookoy imam parce que il arrive à faire. voilà parce que kooku mën na époque bu ñëw époque bi muy dund événement bu ci ñëw mu xam lan la ci yàlla bëgg kooku mën na ko. mu jël lii ak lii takk dajale lii ak lii takk waaw lii ak lii takk borom xam-xam bi lii xewee daan nañ wax nangam ak nangam parce que téere yàlla bi lii la waxoon hadis bi lii la waxoon et cetera comme suñu jamono bu ñu demee ba lii ak lii xew kon nag lii la ñuy xamee lii rek acca teg mu génne atte bi. en fait day simple quoi. voilà day simple day leer. voilà day xam yoon bi en fait. voilà loolu ku ko mën yaay imam ku ko mënul nag doo imam moom la lay wax nii wa iza fahimta ndéem dégg nga comprendre nga maa qaddam naa li ñu jiitu loo ci wax xaq ak toxoo te bu fekkente ne xóot jàpp nga ko takk nga ko dëgëral nga ko wéral nga ko fa yow alimta da nga xam ne annahu li wér te wér mooy li mbir te mbir mooy laa yabluxu jotewul al abdu jaam bi xaqiqatul ilm la gis nga du xaqiqatul abdu baat bi du di xaqiqatul ilm dëgg xam-xam an naafee bay aji jariñe wala amalu ak jëf ak saxiix bay aji wér al mu'tabar ba ñuy bàyyi xel al kaamil ba di aji mat alladi bi nga xam ne laa xalala deef rëq-rëq fii nekk na ci maadaama feek mi ngi sax mutajammidan mbiram nekk aji tënku aji wow ala di yam rek ala taqlidi ci di taqlid almaxda bay aji kese maanaam ci taqlid kese taqlid nag waxoon nañ ko mooy le suivisme aveugle la voilà watta ajjuba ak a yéemu rek li aqwaalin ci ay wax yoo xam ne laa ya'lamu xamul laxaa ñeel wax yooya dalilan ay dalil laa fil kitaab bi du ci téere yàlla bi wala fi sunnati te du caagin ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ne kon na nga xam ne jaam bi du amee boo xamee li ñu wax lépp depuis lors di nga xam ne ndekete jaam bi du am xam-xam buy jariñe ak jëf ju wér bi nga xam ne moom mooy bi ñu mat a bàyyi xel bi dëgg bi mat bi nga xam ne amul rëq-rëq nit ki bala mu faa yegg il faut que mu jóge ci étape boobu noonu mooy étape bu di rek nekk dans le suivisme mel ni cassette bi rek waaw li nit ki moom borom xam moom li mu wax rek yow loolu tout le temps da nga ciy nekk ci dans le suivisme comme ça doo xam sax xamuloo ba pare nga yéemu rek ci wax yi xamuloo sax fan la wax joteegu ci alxuraan ak sunna mii nga nekk yéemu rek li annahu ndax kat moom la yastahiqu du yelloo bi zalika ci loolu fil xaalib ci li ëpp ci li xew illaa lulul ak zamma ak ŋàññ wal lawma ak zamma ak yeddeel wal lawma ak ŋàññ wal halaaku ak alkade aajilan ci lu teew wa aajilan wala boog ci loo xamante ne lu ñu dëxal waaw li teew wala li ñëw lii rek la ciy amee lu ëpp la plupart du temps même bu saa mu bëgg ko résultat bi lii lay doon moo tax il faut faire gaffe ci ni ñuy jànge looloo tax nag sàkku d'abord moo tax sàkku d'abord fi ngay xool bu baax fan ngay jële sa xam-xam d'abord avant nga koy dem di wuti ci am solo yii nii bokk na ci looloo tax mu ne la parce que kooku en général du ci jëlee lu dul résultat bi mu ci jëlee lu dul ŋàññ ko ñu yedd ko mu jugale ko alkande ci lu teew wala ci lu wala ak ci luy jëm yéen moo nekkul xam-xam on est d'accord waaw mais problème bi mooy ni mu ko méthode bi moo baaxul waaw voilà wala yaxtaru te bu mu waru bi an na ci ne kat naan li wér boor mooy indahu nee na fa moom minal hifz ci mokkal li aqwalil ulama ñeel waxi boroom xam-xam yi maa loo xamante ne yusibu bihi dana ca jote fususa sawaabi maanaam cari maanaam li nga xam ne moom mooy njub maanaam nit ki bu mu yéemu tamit ku mel noonu te mu ne la man mokkal naa xalil mokkal naa laxdari mokkal naa risala et cetera mokkal naa ibn ashir yëpp dama koy tari mokkal naa ko fii jàng naa ko bu wax te ko jàngale et cetera wax la bopp ci loolu la yam xamul fan la seen wax yi di tegu ci alquran ak sunna mu ne jarul mu yéemu ci loolu
bu mu woru maanaam bu mu nekk dans l'illusion di nax boppam jàpp ne il est un grand quelqu'un parce que mokkal na yooyu bu xamul fan la wax yooyu tegu ci alquran ak sunna moo ñàkk xaw xam daanaka benn la dina ci ñëw léegi fa innaha ndax loolu kat da'wa ak woote woo rek la goo xam ne yajiduha daf koy daj matax taaja saa yoo xamante ne aajo woon na ilayha jëm ci loolu moo tax da'wa kon woote wala boo xam ne baatala bu caaxaan la fa innal hifza li ki wér ba wóor mooy mokkal googu noonu bilaa fiqin saa nga am dégg wax ji dëgg-dëgg xóotaa bi ndax xam fi wax ji jóge ci alquran ak sunna kala shay a mook dara rien du tout ñooyam comme mook naa dañoo nuroo fii hadal baabu ci bile buntu kama qaala kem ni nga xam ne noonu la ko waxe woon moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rubba aka bari xaamila fiqhin koo xamante ne yanu na fiq xam-xam ghayra faqihin fekk du borom xooxum fiq kenn du ko tuddee waaw parce que cassette xam nga du borom xooxum pourtant cassette bi li ci ne aka ba gis nga CD MP3 bi nga def ci alquran ba mu fees dell wu def ci ay waxtaan yu borom xam-xam ba mu fees dell nga teg ko CD bi du borom xam-xam moom te pourtant contenir na xam-xam bu bari mais CD bi du borom xam-xam nit ki noonu la mel wa kama qaala te kem ni nga xamante ne moom la buur yàlla wax taala aji kaweje ca suratul jumaa juróomeelu aaya bi te looloo li gën a tar liñ leen wax mooy kamasal ximaarin kéem misaalug ay mbaam lañu yoo xam ne yaxmil dañoo yor na asfaran ay sëf mbaam boo xam ne dañ ko yor ay téere yu diis yu baree bari lan la koy jariñ lu dul diisaay yokku diisaay jeexu mais du ko jariñ dara nit kooku noonu la mel nga xam ne day mokkal te du xam fan la wax yi di tegu ci téere yàlla bi ak sunna moo tax booy mokkal wax boroom xam-xam moo tax noonu la ñuy jàngee ni ñuy jàngee mooy téere bi lii la wax boroom téere bi lii la wax mais dalil bi lii la. chapitre bi jàngale yu bëri na c'est-à-dire enseignement yi nekk ci chapitre bi dafa bëri. voilà tey enseignement bii la mooy méthode nan ngay jàngee boo bëggee jàng xam nan nga koy. jàngee waaw kay. du n'importe comment. ñëw ñu toppaloo téere nga topp ci rek ba mu jeex. waaw allez jàng naa mokkal naa. parce que le but mooy topp yàlla ak yenente bi. sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy l'objectif. parce que sinon day mel comme li tubaab bi di wax. te loolu wolof yi léegi te wolof yi moo tax loolu la ñuy doxal bu ñu xamoon ne yàlla mooy wax li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy wax lii dinañ am plus d'humilité ak plus de ubbeeku ci wax yi borom xam-xam yi di wax mais comme duñ leen wax ni yàllaa ko wax yeneen bee ko wax sallallahu alayhi wasallam waa ji day ñëw rek taxaw ñu gis grandeur am rek muy wax kon ñun wax ji dañ koy jàppe selon nit kiy wax mooy kan pas selon li muy wax mooy lan. loolu moo am léegi nag. parce que moom la kii bi di wax ne tubaab bi da koy wax ne booy wane di joxoñ weer wi ki nga xam ne moom am xelam ñurut moom baaraam bi lay nekk di xool du xool weer wi lu tubaab bi wax na ko moom fi lay nekk baaraam bi nii la toll baaraam bi moom daa am der bu ñuul ak après ci biir nii la mel baaraam bi dafa am ay we baaraam bi dafa am mel ni ay articulation la am yow weer wi lañ la doon wan ngay xool baaraam bi di ci analyser moo tax téere booy liir ak nit koy déglu muy wax bul xool nit ki mooy kan wala déedéet lan lay wax loolu ngay xool loolu am solo méthodologie nan la koy waxee ak fan la ko teg. voilà ak wax ji fu mu tegul ndax dëgg la wala du dëgg pas parce que ku siiw la rek que li mu wax yëpp dëgg la pas parce que siiwul que li mu wax yëpp du dëgg pas parce que famille sàngam la bokk li mu wax lépp dëgg la pas parce que bokkul ci famille boobu que li mu wax du dëgg déedéet fan la wax ji tegu ci alquran ak sunna parce que objectif bi sëriñ yi nitu yàlla yi wàllu yi boroom xam-xam yi li ñuy jariñ benn objectif lañ li Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu waxoon taalibeem Cheikh Ahmad ibn Mubarak rahimahullah wa radiyallahu anhu dañoo ànd ba jaar ci benn pont mu ne ko pont bi imagineel mu ne ko waaw mu ne ko imagineel pont bi bu ñu jëloon njariñal le fait que muy tere bu ñu koy romb ñu mën a jéggi géej gi rek ñu mën a jéggi dex gi sans daanu ci biir bu ñu teggi woon njariñ googu est-ce que pont bi dina fi am njariñ mu ne déedéet mu ne ko boroom xam-xam yi nitu yàlla yi wàllu yi loolu rek la ñuy jariñ maanaam mooy lan mooy le fait que ñuy wan nit ñi yoonu yàlla di leen wax li yàlla bëgg di leen ko wan ak di leen sori li yàllay bañ pour ñu bañ caane njariñ loolu bu teggee ko
amatuñu njariñ jaratuñu topp mu ne li annaka li wér boo ndax li wér boo wóor mooy yow iza arsalta bu nde boo yónnee rasulan ab ndaw bi aqlika mu ànd ak sa xel wa kalaamika ak sa kàddu maanaam nga ñëw wax ko ay wax mu dégg ko nga wax ko ay idée yu rafet mu yóbbaale ko walam yàqu waaye ndaw loola mooy un envoyé koo yónni walam yàqu te nekkul za aqlin boroomu xel wala kalaamin du caageen kàddu moom amul xel ba pare moom mënul construire ay idées yu rafet wax ju baax mu ne fa iza balaga bu jotee mawdi al xaajati bërëb ak aajo ja waa urida lahu ñu gaaral ko adna muxaalafin gën jaa néewi ak wuute rek zahaba anhu day wéy wël anhu wëllif ko aqlu ka sam xel walam yakun te moom nekkul ma ahu ànd ak moom aqluhu ak xelam bi xilaafi kooku bi xilaafi rasuli wuute nag ndaw li nga xam ne al aqil aji xel la fa innahu ndax kooku yazidu day yokk aqlahu xelam bi aqlika ci sa xel wayutimate muy matal aqlaka sam xel min aqlihi ci xelam wam maanaam mooy mu ne imaginer lu mu ne lii comme kan la mu ne dafa joxe exemple mu ne tey imaginer nga yónni sab yenent nga jël benn waay ne ko dama bëgg kat fee dama faa bëggoon takk jabar dégg nga dama bëggoon boo demee sama goro yi nga wax leen nangam ak nangam kon loola comme looloo xew léegi nga ni leen sama goro yi kat dama bëggoon nga wax leen nangam ak nangam ak nangam yow am xel mu rëy nga àndal wax nga raisonnement bu baax et cetera ne boo demee daal kàddu yooyu laa bëgg nga yóbbul ma ko fa waaja dem ndek moom du borom xel du raisonner aussi waaja dem ba foofa ñu jekki-jekki kenn ci goro yi daal di wax benn affaire boo xam ne dafa opposé wu maanaam pour contredire li nga ko lim la yónnee moom du borom xel te mënul raisonner léegi yow sa liggéey yëpp day yàqu alors que bu dee ki nga yónni moom borom xel la bu demee bu waaj a waxee dara moom dana xam lu dana mu jël xelam mottali ko ci yow ci sam xel jël kàddu boppam mottali ko yow ci say kàddu pour mën a defar wax ko luy jariñ moom dana ko man mais ki amul xel boo ko yónnee du ko man wa inna li wér boor man saara koo xam ne tukki na fii faraatin ci àll alan naati ci melokaan wal was ak melo min xayri maarifatin te àndut ak xàmmee saabiqatin bi aji jiitu wala dalila te amul ku koy tegtal aarifin ko aji xam fa inna najaatuhu li wér boor mooy ak muccam minan naadiri loolu tumuraanke lay doon wa halaakuhu ak alkandeem nag moom minal mahkumu bihi kooku dañ koy àttewoo ci kawam loolu moom waxu woote moom nag alal xaala yi ni ci ñaari xaal yépp nag mazmumun ku ñu ŋàññ la malumun maanaam ku ñu yedd la malumun ku ñu ŋàññ la maghrurun koo xamante ne ku waru la mufritun koo xamante ne ëppal na maanaam mooy koo xam ne day tukki ci benn àll parce que yii yëpp daf la bëgg a wan d'abord ñu jël exemple borom xel bi pour comprendre lim la fa bëgg a wax foofu lim la fa wax lenn la mooy ki nga xam ne xamul waxu borom xam-xam yi par exemple ndax dari Xalil et cetera ñooy xamul fan lañ tegu ci alxuraan ak sunna xamu ko kooku bu événement bu bees ñëwee comme liñ doon wax boo xam ne ñoom nekkul woon ci téere yooya du ko xam boo ko laajee ndax doodoor gan baax na wala déet du ko xam boo ko laajee tey ba xam don de sang baax na wala déet du ko xam boo ko laajoon tey lii in vitro nan la tudd fécondation in vitro du xam ba xam baax na wala déet ndax mën naa ne ak yan kaa la mën a nekke ak yan kaa la dul mën a nekke du ko xàmmee non fécondation in vitro dafa am teqantal waaw yoo xamante ne insha allah xam naa beneen yoon ñu kii ko parce que comme temps bi voilà et cetera tey boo ne ko ndax machine à laver sama yére bi bu amee sobe bu ko dugalee ci machine à laver dana ko raxasoo ba dana baaxul de du ko xam parce que danaa la am bourse soo ko waxee danaa la jànguñu ko ca daara ja et cetera so maanaam yu bari yoo xamante ne soo ko waxee du xam tegtal bi lu tax avortement kañ lay baax ban moment kañ la lu baax et cetera
yooyu mën na ko bañ a xam ndax loolu lu tax parce que dafa am ay question yu bees yoo xamante ne yooyu borom téere yu njëkk yi binduñu ko woon seen téere yi parce que xewul woon seen jamono tey bu ma dee julli bu ma da nekkee ci kaw avion bi muy daw nangami heure ndax mën naa cee julli waaw wala déet ak bu ma bëggee julli nu may def yooyu nekkul woon ci téere yu njëkk yi parce que ñoom amuñu woon avion et cetera toppal loolu. temps yonent bi amul woon fas bi di dox muy julli amoon na. waaw mais voilà mais noonu li ma la bëgg a wax rek noonu li ma la bëgg a wax rek mooy dama la bëgg a wax ne la ki amul xel moom ki amul xel du tàmmul raisonnement ba pare jàngewul noonu kooku du mën yooyu. effectivement ki nga xamante ne tey par exemple ndox a ngi nii ma recycler ko ndax ndox moom a baax na ndox bi ma recycler waat jaar na ci foos yi et cetera mais ma recycler waat ko ndax ndox moom baax na waaw wala déet. koy baax ah déet ça dépend ci liñ ko recycler. waaw voilà et cetera mais tontu maanaam ay question la yoo xam ne borom téere yu njëkk yi binduñu ko woon mais suñu jamono la xew te il faut ñu apporter ci ay réponses loolu nag moom la lay wax nii borom xel bi nga yónni alors que ki ci des boobu da naan téere yi lii lañ waxoon ah téere yi arrêté nañ fii man ñoom téere yi waxuñu ko l'islam waxul ci lii déedéet l'islam wax na ci yaa ko xamul du dëgg léegi borom àll bi nag waa ji nekk ci àll bi moom ki muy wax exemple bi mu jox mooy koo xam ne moom day dox ci àll bi di tukki mais amul ku ko wan yoon fi mu jëm xamu fa ci àll bi la nekk moom kese xamu fa amul kenn ku koy tegtal yoon kooku xam nga ni ba pare àll ba dafa bari ay gaynde ki ñoom seeg ak gaa yooyu kooku xam nga pour la plupart du temps pour am lu ko reere ci yoon bi bukki yi reere ko kooku c'est facile nit ki noonu waxu borom xam-xam yi rahmatullah nga di ko wax ba pare xam nga fu ñu tegtaloo ci alxuraan ak sunna noonu la garaawee tamit parce que xam nga lu tax parce que da ngay jël seen wax nga comprendre ko loo xam ne ñoom jubluwuñ ci woon parce que ñoom dañ ko waxoon parce que aaya bi moo waxoon lii wala xadis bi moo waxoon lii yow xamoo xadis boobu xamoo aaya boobu donc tu ne peux pas ko parfois da ngay réer da ngay defee ne ñoom lii lañ la wax ndekete lee lañ wax loolu moom moo ko indi kon ñu yom foofu yal nañu yàlla sàmm boole ñi nga xam dañuy jaar ci yoon dëgg-dëgg xam-xam ba pare di ko jëfe ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin